ñi am mbégte kontaante bu baax a baax ñëw tey fi nga xamante ni moom mooy Pikine mbokk ya xarit yi tey nag dafa am xeexoo bu rëy bi nga xamante ni tey moom moo ñu fi andi muy Cœur de Lion Events ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Moussine Babacar mu nekk événement bi nga xamante ni Pikine dañ koy préparé ba tax na tey ñu déplacé wu ñëw Pikine fas yéene waxtaanee tey programme bi nga xamante ni bëri na ñi nga xamante ni ñu ngi koy préparé ba tax na tey ñu ngi toog ak ñaari parrain ci kanam tuuti également dinañ waxtaan ak ñoom ci bis bi ak ki nga xamante ni moo waral bis bi muy Eumeu Khary mais dinañ waxtaan également ci ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Moussine Babacar mais bokk na aussi tamit ci li ñuy waxtaanee tey muy structure boobu nga xamante ni ñu ngi koy gën a wax muy Cœur de Lion Events ba tax na rek damay nuyu ki nga xamante ni ci parrain yi la bokk mu nuyoog téléspectateurs yi su ko defee ñu waxtaan ak moom lan lay préparé bis bi ak digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy parrain bi muy Eumeu Khary. waaw Adi maa ngi lay nuyu moom xam naa ni kenn dootul présenté Pikine mais dama lay bàyyi rek nga nuyoog téléspectateurs yi. ok man maa ngi nuyu ñëpp man jeune Pikine la fii laa juddoo fii laa yaroo ba yàlla def ni may voyager dem jàngi donc maa ngi nuyu ñëpp et puis bokk ak ñoom événement bi. waaye damay nuyu rek ki nga xamante ne moom moo nekk sama gauche sama sëriñ maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi di la ziar maa ngi tudd Samba Dieye dëkk Pikine laa juddoo mais léegi maa ngi dëkk Guédiawaye Eumeu Khary sama xarit la sama seex la yaakaar naa ni tukki moo ñu séparé moo tax ñuy am di wëral ci lu bari mais daanaka mën naa wax ni lii moo tax ma ñëw rien que parce que fi ñuy sargalee Eumeu Khary kenn waruma faa jiitu moo waral tey ma ñëw fier d'être banlieusard en plus ñëw dellu si fi ma jóge nga xamante ni fii laa soqeekoo fii laa amee lépp tey moo tax waral sama taxawaay sama toogaay fii tey pour ànd ak sama doomu ndey ak sama xarit bi nga xamante ni sama mbokk tukkikat la comme man ñu ñëw rien que pour jàppale suñu doomu ndey ci bés bi ci kàttanu yàlla. kon mbokk yi comme ni ngeen ko gisee c'est la pikinité lañ wax ah ba tax na tey gis ngeen ñi ma toogal ñëpp ay doomu Pikine lañ événement bi ki ko organisé Pikine la dëkk ki koy way Pikine la dëkk kon tey Pikine la xewle ba tax na rek est-ce que mën nga ñu wax tey xew-xew bi nga xamante ni tey moom lañ tuddee Eumeu Khary ñu fas yéene koo sargal lan nga ci nar ak lan nga ciy préparé ak lan nga ñu mën a wax sa diggante ak Eumeu Khary. ok dans un premier temps damay wax ci événement bi parce que soo jëlee événement bi ñi nga xam ne ñoom moom Cœur de Lion Events da nekk ñoo xam ne nii ay doomu Pikine lañ juddoo Pikine màggee Pikine ba tey ji yàlla def ñu def loo xam ne nii dafay tijji Pikine dafay wane Pikine dafay wane culture Sénégal donc ñu jógee ci loolu ñu def nuit de l'indépendance bi ñuy def ñu ngi sargal ku ñuy wax Eumeu Khary. Eumeu Khary c'est le président de la zone de Pikine donc nekk président de la zone de Pikine nekkul loo xam ne lu ndaw la donc suñ ko sargalee def nañ loo xam ne lu leen war la donc bés bi incha allah dina wane boppam donc man tamit ma bokk Pikine nekk ci banlieue bi donc lépp loo xam ne dañ ko bëgg rek dinaa ci jàpp sama fukki loxo pour que affaire bi mën a nekk loo xam ne. waaye su ma ñëwaatee tey parce que xam nga Pikine dañ leen xamee sot bu ñu nee doomu Pikine seen force mooy boo laalee kii rek laal nga kële bu ñu nee doomu Pikine mooy solidarité tey est-ce que solidarité boobu dinañ ko xaar ci bis bi nga xamante ni moom mooy nekk le 3 avril. incha allah solidarité boobu dina am parce que li nga wax dina nekk loo xam ne dama koy dëggal parce que xam nga su fekkee yaa ngi tukki nga dem bitim réew dafa am ñoo xam ne nii sax dañuy wax ne ñoom doomu Pikine lan doomu banlieue lan te nekk ñu doomu banlieue parce que xam nañ ni doomu banlieue fu mu dem dafay am jom parce que am na loo xam ne dund na ko donc bés boobu incha allah dina nekk bés boo xam ne doomu Pikine yëpp dinañ génn ñëw sargal Eumeu Khary jàppale leen pour que ñun ñii ñu xam ne ñun ñu am jom nañ incha allah. waaye rek damay ñëwaat ci ki nga xamante ni moom aussi tamit ci parrain la dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax mais tey est-ce que mën nañ wax tey Pikine parce que dañoo leen xamee force Pikine lañ la. man je pense que à travers lii nga xamante ne moom la Samba Diop suñu rakk suñu xarit defal Eumeu Khary daf ñu war a yee ñun doomu Pikine parce que yàlla lu muy may dëkk am réew daf koo may Pikine. maa ngi lancé benn appel boo xamante ni ñun doomu Pikine ñu retrouvé wu waat téye lu ñu moom bañ a nangu kenn ñëw duñu ko jëlal di ko yóbbu parce que képp ku bëgg a doon dara wala nga bëgg a doon baram tur wala nga doon wax ñi àdduna déglu la foog nga ñëw Pikine. kon nag il est temps ñun ñu xool suñu bopp moo tax tey li nga xamante ni moom lañ defal Eumeu Khary moi je dis que ni yéex na sax tey ñaar fukki junni Eumeu Khary ñu ngi ci biir Pikine goo xamante ni dañuy yelloo tey lii ñuy defal Eumeu Khary kon tey li nga xamante ni suñu première
dañuy ñaan yàlla du doon première édition dañ koy def ay édition yu bëree bëri te incha allah ci 2019 bii di ñëw dañuy sélectionné xool ay nit def ko muy benn événement boo xamante ni doomu Pikine yëpp dañ ciy toog yendu ci quitte à ce que buy jeex ñetti fan sax ñu jël ko nekk suñu biir am nañ ko mën nañ ko te war nañ ko mën a def kon man je lance un appel bépp boo xamante ni doomu banlieusard nga ñu jéegaat suñu bopp jàpp bokk ndey bokk bàyyi te xam ne c'est nous dans nous kenn waruñoo mën a xar ñaar. mais événement bi li muy rëy yëpp doomu Pikine moo koy way doomu Pikine moo koy way mu nekk artiste bi nga xamante ne muy Cheikh Mousseigne Babacar mu nekk artiste bi nga xamante ne actuellement nii gis na ni mi ngi cartonné mi ngi commencé jël place am si musique sénégalaise bi tey nan nga gisee aussi tamit Cheikh mi nga xamante ni moom bis ba moom moo ko nar a def doom. waaw di ci kontaan parce que boo seetloo à travers la musique képp koo xam ne da nga bëgg a siiw sax da nga naan Pikine laa dëkk mbubboo Pikine pour wax ne Pikine nga dëkk te yeewoo Pikine dëkkoo Pikine leneen moo lay indi Pikine mais dëkkoo fi Cheikh mi nga xamante ne nag doomu Pikine la juddoo Pikine màggee Pikine mësul génn Pikine nañ defaloon dem si yàlla si nga xamante ne ndongolo nga xamante ne ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana la preuve ba mu jógee ba Pikine gépp jógee ànd ak moom gisoon nañu li mu doon def ci àdduna yàlla moo bañ parce que yàlla mooy sàkk yàlla mooy jël te buy jël du tàggu kenn mais gëm naa ni tey ndongo bu doon dund ba tey dootuñu wax waykat ci Sénégal koy wax da nga naan ndongo ngay wax. kon waaye damay ñëwaat ci ki nga xamante ni ci parrain yi la bokk tey ban message ngay lancé doomu Pikine yi nga tàggatoo waale ko. ok man message bi nga xam ne moom laay lancé jeune Pikine yi moom mooy que événement bi ñoom ñoo ko moom tey jii su fekkee. Cœur de Lion Events dafay def nuit de l'indépendance sargal Eumeu Khary étant donné que Eumeu Khary moom mooy président zone def liggéey bu mag boo xam ne nii ñëpp gis nañ différence bi mu nekkee président ak bi mu nekkulee président. nee naa la solidarité moo fi am solidarité totale la ñuy wax waaye ni ñuy def rek mooy dañuy dem xooli benn kilibu ki nga xamante ni moom moo fas yéene way bis bi muy Cheikh Mousseigne Babacar digganteem ak Pikine dafa yàgg. ba tax na moom dafa bëgg waa Pikine ba tax na dañuy dem rek xooli son bi nga xamante ne wala boog vidéo bi nga xamante ne moom la woyee Pikine ñu xool ko dellusiwaat. Cheikh xamal ni Sénégal sas na la bàyyi yëpp sas na la Pikine sas na la liggéey rek Pikine sa kanam. Cheikh Diagne moom la way Pikine mu nekk morceau boo xamante ni képp kuy doomu Pikine rek yaakaar naa bi nga ko déggee am nga ci mbégte bu baax a baax waaye aussi ñi ngi toog ak ki nga xamante ni yaakaar naa moo yor communication Cœur de Lion Events mu nekk benn jeune bi nga xamante ni actuellement nii mi ngi def liggéey bu am solo ci structure boobu waaye ñi ngi toog ak également ki nga xamante ni moom yaakaar naa kenn dootu ko présenté fii Sénégal muy Loss Diaye Tar yaa naa bu ñu nee Loss Diaye Tar rek xel yëpp yaa naa dina am ci ki nga xamante ni su lay dem waaye rek damay nuyu ki nga xamante ni moom moo yor communication Cœur de Lion Events su ko defee nag tey ñu fas yéene sekk ak moom benn waxtaan bu yaatu parce que structure la boo xamante ni ay jeunes ñoo ko yor di def liggéey ci événementiel di def ay événement yoo xamante ni bëri na li nga xamante ni ñi ngi ciy yëngatu mu nekk loo xamante ni lu am solo la ngañ maa ngi leen nuyu moom mi ngi ci portable bi quoi. waaw Baye Dame maa ngi lay fay. donc di leen nuyu yéen ñëpp di ko jiital kilifa yi nga xam ne tey par exemple ñoo jiite Pikine ak sama grand ak kilifa yi nga xam ne ñoo toogoon fii sànq sa biir wax rek yaa ngi naan jeune la donc jeune la dama koy nangu mais jeune boo xam ne tey bu ma amee doole tey c'est grâce à eux c'est grâce à ces dirigeants par exemple on peut dire politiques qui étaient là ou bien je vais dire en grosso modo ces responsables politiques ou bien ces dirigeants Pikinois qui étaient là en l'occurrence Eumeu Khary Fall en l'occurrence Samba Diop en l'occurrence sama kilifa sama président comme je le dis Adi Kambé waaw donc dañuy santaat yàlla aussi di mën a nekk jeune di toog ci jotaay yu mel nii parce que am na solo trop ci ñun
donc da nga wax lu am solo je suis au-delà de chargé de tout ce qui est administratif dans cette structure renommée Cœur de Lion Events. Je suis aussi le chargé de communication, je vais dire. Je ne vais pas dire le chargé de la communication, mais de communication. C'est-à-dire c'est à moi de communiquer pour que nous puissions comprendre la structure, ça se base sur quoi. À la base, c'est une structure qu'on peut dire, quand on parle de Cœur de Lion Events, c'est une structure qui est strictement basée sur l'événementiel. Mais nous, en tant que jeunes, on doit recenser, on doit moderniser, on doit être des exemples à l'avenir. Donc, on est tous appelés à devenir quelqu'un dans ce pays, ou bien même des responsables dans nos départements et régions. Donc, nous prôner dans l'aspect social. Au-delà de tout ce qui est événement, avec Cheikh Diagne, avec quiconque des artistes, nous sommes des jeunes qui prôner tout ce qui est social et tout ce qui est éducatif aussi. Participer un peu au développement de nos secteurs, au développement aussi de la société dans laquelle nous vivons. C'est très très important. Donc, nous faisons à chaque fois une rumbaï à khumbaï, et aussi quand on te dit, qu'est-ce que tu après, qu'est-ce que tu participes à ce goût. Donc, c'est très important. Donc, tu as l'identité, quand on te parle de l'os, c'est un jeune. Il participe au développement du secteur. Mu ngi woo ay jeunes yoo xam ne tey boo demee jël na leen place am ñuy liggéey donc il participe au développement quand tu parles de Ari Kambé quand tu parles de Makhari ce sont des gens yoo xam ne jeunes yi tey ñu ngi référé wu ci ñoom ba ci yow mi tey am nga benn référence am na ci koo xam ne copier nga ci moom xool ci moom pour mën a nekk ci li nga nekk donc c' est dans ces buts là c' est à la base de ce li nga xam ne tey moo formé Cœur de Lion Events moo tax au delà lii dañuy créer ay multiservices pour prendre des jeunes yoo xam ne tey comme moi comme d'autres jeunes yoo xam ne ñu ngi fi avec leur diplôme et tamit amuñu sensu liggéey ñu woo leen ne leen ko liggéey tamit tey di toog ci bureau rek du tamit toog rek yor sa oto di kii non tu peux travailler au sein de ta société après boo tëddee sa xel daal tu dis que man en tant que jeune j'ai créé quelque chose en tant que jeune j'ai mis ma main sur quelque chose kon donc loolu la Samba Diop woote loolu la ñun en tant que ay jeunes woote tuddee ko ci benn structure quand on dit Cœur de Lion Events xam nañ lan mooy gaynde lion xam nañ ne xolu gaynde mooy lu màgg mooy lu yaatu donc et dans cette Cœur de Lion Events am na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi ci tey avec xam nga qui sont braves aussi ak xol bu sedd ak xol bu rafet xam nga di participer tout ce qui est développement pour tamit jëmmal secteur bi pour jëmmal gox bi comme on le dit on est des Pikinois en gros donc et on est fier de l'être donc participer encore ci développement bi nga xam ne tey looloo ñu war certes ñi ci kaw ñu ngi koy def mais ñun jeunes yi nga xam ne ëllëg on est appelé à devenir les futurs donc ñu participer ci loolu tey jii loolu la ñuy wootee en grosso modo. lu am solo waaye nag damay ñëw ci ki nga xamante ni yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci Sénégal parce que tey bëri na ay artistes yi nga xamante ni tey yaakaar naa bu ñuy sañse si loxoom la ñuy jaar ba tax na dañuy am fierté bu baax a baax tey dalal ko suñu plateau Loss maa ngi lay nuyu. oui maa lay fay bu baax maa ngi ziar maa ngi nuyu ñuy seetaan di ñuy déglu aussi di teewlu affaire bi nice na trop daal rafet na trop. waaw Loss man dafa am benn loo xamante ni dama ko remarqué diggante Loss ak waa Pikine lan la ba lu Pikine xewle rek Loss dugal ci loxoom. waaw dañ siy sant yàlla aussi nekk ay jeunes xam nga nekk ay jeunes bëgg tekki si dëkk dañ naan ndongo da ko wax naan boo bëggee tekki si dëkk da ngay sekk ak nit ñi jàmm bëgg sekk ak nit ñi jàmm bëgg liggéey bi tamit xam nga aussi boo waral xam nga Pikine mënoo fee dëkk tamit di leen jaay dara di leen jaay affaire fi nga dëkk foofu nga mën a tekkee comme ni dañ naan day génn tekki sax mais fi nga dëkk foofu nga war a déparé avant ngaa def leen moo tax waa Pikine ma sekk ñëpp jàmm daal voilà. Loss nekk jeune Cœur de Lion Events ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ko encadré nekk ay jeunes kon mu nekk benn groupe de jeunes tey loolu ban remarque nga si def. waaw xam nga Cœur de Lion li ñu def ni dafa rafet xam nga ay jeunes bu ñuy liggéey aussi te mënoo di liggéey souvent nga bëgg di am bëgg nit ñi di la jàppale di la si gëstu Cœur de Lion bu taxawalee benn affaire ñun ñu nekk ay jeunes dëkk biir Pikine ñun ñoo war a mën a ñëw taxaw jàppale leen dooleel leen parce que comme ñoom bu ñu ñëwee tey dañuy sargal ëmb xëri bu ñuy sargal ëmb xëri waa Pikine toog seetaan loolu day mel ni du lu rafet daal boo waral ñun tey suñu teewaay leen la Cœur de Lion ak ëmb xëri Cœur de Lion suñu waay lañu ñoom ñëpp ñu ngi jàpp si Pikine ñu ngi jàpp di liggéey bu nice souvent li ñuy def man maa ngi koy yëg maa ngi koy gis souvent
mais tamit bu ñu demee ba taxaw ne dañuy sargal Eumeu Khary boobaa dañ siy taxaw jàpp si bu baax a baax ndax Eumeu Khary benn grand la boo xam ne référence biir Pikine dafa jàpp suñu carrière bu baax a baax surtout man aussi man dama koy wax dama baax dafa jàpp sama carrière bi ma nekkee booy di liggéey yore benn machine mu ne ma booy jàppal day baax souvent mu may conseil mu may xoolal lu baax di ma ko defloo di ma wax defal fii jaaral ni moo tax moo waral lii daal tey voilà. tey est-ce que mën nañ xam événement bi Loss nan la koy préparé parce que événement la boo xamante ni actuellement nii ñun d'après écho yi nga xamante ne moom la ñu am gis nañ ni actuellement waa Pikine xale yu jigéen yi ñi ngi préparé sañsa yi bu dee góor ñi gis nañ aussi tamit ñoom ñi ngi préparé li nga xamante ne moom mooy sañsa yi tey est-ce que mën nañ xam Loss nan lay préparé bis bi. waaw bis bi comme ñun dañoo ñëw bis bi man dama siy ñëw jàpp comme ni ma si war a jàppee comme bisu Pikine la xam nga li ma lay wax rek man damay teewal Pikine chaque jour bisu Pikine la quoi du bisu Kër Lion sax mais bisu Pikine la jour ba dama bëgg waa Pikine yëpp génn ñu ñëw dooleel Kër Lion dooleel Eumeu Khary ñu wane ni Pikine du loo xamante ni dañ koy organiser muy lu ñaax fayda lii dafa nekk lu am importance parce que c'est la première fois te bëgg nañu affaire bi doon loo xamante ni chaque at ñu koy taxawal di ko def man nag bu bis boobaa li ma si defee surprise lay doon. ah mbokk yi xarit yi yéen a ko déggandoo Loss nee na bu bis boobaa ah li mu ciy def lépp surprise lay doon waaye ngañ pourquoi ngeen jël choix ne Eumeu Khary moom ngeen di sàggal lu tax choix boobu. waaw wax naa la ko tey ma ne la Eumeu Khary Fall dafa nekk benn kilifa ci dëkk bi nekk benn kilifa biir Pikine donc Eumeu Khary tey boo demee sur le plan sportif da nga ko fiy gis soo demee sur le plan culturel da nga ko fiy gis il a participé aussi tey ci génnu wala identité wu tey jii ñu bari fii biir Pikine tey j'ai l'exemple de Loss tey wax na ko nee na dafa jàpp ci carrière am man étant jeune il m'a beaucoup inspiré keneen ak keneen ak keneen donc référence la aux yeux des jeunes Pikinois donc nit man j'ai tendance à dire que nit doo bàyyi tey ba mu génn àdduna wala ba mu dem nga ne da nga koy rendre hommage wala da nga koy sargal donc nit boo koy sargal dafa war a toog moo xam ne moom il a fait quelque chose tey ñun dañoo nekk ay jeunes di juddu di dégg nongaloon dem si yàlla na ko yàlla xaare aljana doon way naan ma xëri fan si club donc il a toujours prôné cela c'est-à-dire rassemblement des jeunes Pikinois moom dafa mës a prôné loolu da ko mës a jàpp donc ñun étant jeune moom lañ balaa ñuy sargal kenn wala balaa ñuy tabb kenn di ko jox médaille am moom lañ koy njëkk a defal parce que il a été au sein de nous aussi tey ay xaritam toog nañ soo déggee témoignage yu mu def ci moom donc nga xam ni c'est quelqu'un boo xam ne tey buñ ko sargalee war nañ ko buñ ko sargalul war nañ ko donc nous on a préféré être les premiers donc à chaque fois comme on le disait l'adage le meilleur tient à celui qui commence même si le suivant fait mieux donc ñun dañuy bëgg def li nga xam ne tey mooy li gën tey même buñ ko mënee jël sax yóbbu ko Europe yóbbu ko partout ànd ci ak Cheikh mu Serigne Babacar comme li ko Loss waxee di ñaan mu nekk chaque année loo xam ne c'est quelque chose d'annuel boo xam ne chaque 3 avril gars dañ koy xaar mu nekk nuit de l'indépendance ñu sargal ci Eumeu Khary tey Eumeu Khary la suba mën na nekk yow en tant que reporter mën na nekk Loss en tant que quelqu'un moo xam ne mu ngi utiliser mu ngi def culture keneen ak keneen donc c'est nous dans nous c'est tey jii comme li Loss woo Pikine yëpp la ñuy woo ñu ñëw ñu yëg ci seen bopp Kër Lion li mu teg tey te pour tous les Pikinois donc tout un chacun boo nekkee Pikinois nga toog fi nga toog war nga ci yëg sa bopp rawatina loo xam ne dañ ko defee biir Pikine defee ko biir cité police ba pare defee ko di ko sargalee Eumeu Khary donc dañ ci woo ñëpp tout artiste Pikine yëpp di ci woo staru Pikine yëpp di ci woo ñëpp donc daam Eumeu Khary identité mënuñu génn loolu Eumeu Khary on parle de lui dans les écoles on parle de lui dans le mouvement sportif on parle de lui dans le mouvement culturel donc lan nga mën a wax ci moom Eumeu Khary tey bu ñu doon defar armée yi sax da ngay dégg Eumeu Khary bokk na ci ñu ko jiite donc loolu dafa am solo ça reflète quelque chose donc c'est un hommage boo xam ni c'est un porte la tey ci ñun étant jeune ñu mën ci jaar référé ci parce que tamit ñu defar liñ ci moment bi ñu toll ni pour ëllëg tamit ñu mën a am li mu am donc looloo tax choix wu Eumeu Khary je veux dire loolu la peut-être que tamit mes arguments ne seront pas suffisants parce que Eumeu Khary loo wax ci moom du doy pour défendre cette thèse pourquoi ñu sargal ko mais loolu la c'est l'une des aspects yoo xam ne tey moo ñu inspiré ñu mën koo sargal Eumeu Khary. tey sur le plan organisationnel ah tey téléspectateurs yi lay seetaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy fans Cheikh mu Sëñ Babacar ak ñi nga xamante ni sax tey Loss mi nga xamante ne moom lañ toogal ay clients am lañ est-ce que mën nañ xam tey événement bi sur le plan organisationnel nan la nar a demee. donc maa ngi la ko doon wax léegi man la au-delà de l'aspect de tout ce qui est communication aussi maa ngi derrière de tout ce qui est administration donc tooguñu à chaque fois on a gis nañ préfet gis nañ sous-préfet gis nañ le commissaire lui-même donc lépp luy sécurité tey dañ ko fiy teg
ñun suñu soirée boo ñëwee da ngay gis dañuy créer parking da ngay gis ay jeunes yi taxaw da ngay gis auto police bi di ko couvrir cat ba cat donc la sécurité avant tout parce que nekk nañ ci zone boo xam ne tamit foo ko tuddee ñëpp ne mais nous à chaque fois on se réfère sur ça donc di leen wax ne bu ñu ñëwee dinañ leen teg dans les meilleures conditions qu'il faut am na turbine VIP am na turbine boo xam ne spécialement pour ñi nga xam ne tey au delà duñu wax sax simplicité mais ñi nga xam ne foofu lañ préféré toog donc sur le plan organisation moom je pense que loolu du suñu problème parce que ñun pare nañ dans toutes les différents aspects yoo xam ne muy sécurité muy lumière muy son muy lépp en plus ñu ànd ceeg benn artiste boo xam ne tey public am déjà public am dafa am solo Cheikh Diagne nekk na artiste boo xam ni public am dañoo casé wu dañoo yaru c'est pas pour rien ngay sargal Ama Khary jël Cheikh Diagne parce que public bu dal la am public bu teey donc ku fa ñëw di nga ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm parce que def nañ ko fi première édition defaat ko fi deuxième édition gars yi gis nañ sécurité bi gis nañ ni muy demee donc su dee si côté boobu moom na seen xel dal organisation bi moom pare nañ certes tamit metti na parce que nelawatuñu xaaratuñu mais c'est ça boo nekkee jeune da ngay xeex sa ndaw da nga koy xeex ba mu jóg après nga jàll ci leneen daal kon dégg ngeen li nga xamante ne moom la boo nekkee jeune da ngay xeex sa ndaw su ko defee xam nga nga mën a ba mu jàll nga mën a nekk ci leneen waaye rek damay bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Los mu joxe Daniel kàddoom mu tàggatuwaale. waaw sama dernier kàddu mooy bu jour baba waa Pikine bu kenn des na ñëpp ñëw ñu teewal Pikine teewal Ama Khary jàppale waa Kër Lion xam ne bis bi du bis bu ndaw daal Pikine yëpp maa leen woo ñu génn ñu ñëw jàppale gars yi waaw lii nag mu nekk loo xamante ne li ñuy def chaque année lay doon chaque la 3 ñu koy def bañ ko fàtte xam nga dafa nice daal waaw voilà maa ngi. merci mu nekk ki nga xamante ne moom mooy Los dégg ngeen li nga xamante ne moom la moom bu sañoon bis bi ñu jàpp ko chaque 3 avril incha allah ñu sargal benn daanaan bi nga xamante ne Pikine lay nekk mu nekk message boo xamante ne message bu am solo ngañ la mooy sa mot de la fin. waaw mot de la fin mooy di woo ñëpp rek comme ni ma la waxoon képp kuy Pikine waa fi nga toog nga yëg ci sa bopp nga xam ni mbir mi sa mbir la Cœur de Lion Events li ma la wax rek c'est benn structure boo xam ay jeunes a ko taxaw pour aussi participer à l'emploi des jeunes ñuy woo le ministre aussi de la jeunesse bi nga xam ne tey moo nekk Pikine Pape Gorgui Ndong di woo ñëpp di woo autorité yëpp bàyyiwuñu kenn parce que tamit ku ci ñëw ñun dañuy dem ku ci ñëwul aussi dañuy dem donc di woo Pikinois yëpp di leen wax ne affaire bi seen affaire la affaire des jeunes la donc affaire des jeunes dañ ciy woo jeunesse bi yëpp ñu ñëw ñu foo ñu kaf ñu ree buñ paree aussi comme liñ ko waxee rek am nañ initiative après le lendemain ñu dem def ay dons de sang dem ci hôpitaux yi séddale ko fa def lépp am na ay jeunes étudiants yoo xam ne tey nekkuñu fi li ñu récolté ñu dem octroyer leen ci ay bourses jàppale leen ñu dem jàngi c'est juste ça donc loolu Pikinois bu ko dégg ak xel bu sell war ngaa mën a ñëw participer pour cela. ok dégg ngeen li nga xamante ni moom la ngañ wax mu nekk lu am solo waaye mbokk yi comme ni ma leen ko waxee noonu rek comme Cheikh Mousseigne Babacar mooy wees bis bi ni ñuy def rek yaakaar naa digganteem ak Pikine kenn du ko werante far di yàlla def gis ngeen nag tey toog nañu ak moom xam naa fi mu nekk nii mami bu ko gisee dina kontaan parce que dafa am benn fans boo xamante ne moom macha allah bu ko gisee rek day bég fa la ñuy jaare rek bàyyi ko mu nuyoog téléspectateurs yi ñuy seetaan Cheikh ñu ngi lay nuyu. waa Dame ñu ngi lay fay et di la siyaar bu baax di la nuyu di nuyu waa Pikine et di nuyu adduna bi yëpp di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi bëggee Cheikh Diagne di nuyu banlieue yëpp di nuyu sous région bi ñu ngi bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na ñëpp am jàmm yàlla sàmm ñëpp suturaal ñëpp si barki Seydina Mohamed yàlla na jàmm yàgg. kon mbokk yi kookoy Cheikh mi nga xamante ni moo comme ni ma leen ko waxee rek digganteem ak Pikine dafa yàgg dafa am mbëggeel goo xamante ni dafa nekk diggante Cheikh ak waa Pikine ba tax na macha allah fu mu wootee rek ñëpp a koy wuy si ci kanam tuuti nag dinañ ñëw ci moom parce que moom il faut mu am lu ndaw loo xamante ni dinañ ko laaj xam naa ne tey lañ ko koy mës a laaj damay ñëw rek ki nga xamante ni moom mooy sama turando moom aussi tamit dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee bis bi parce que comme ni ma leen koy waxee rek Pikine dañoo mën a sot ba tax na rek lépp li nga xamante ni doomu Pikine doo koy organiser rek waa Pikine ñëpp a ciy jàpp ba tax na rek damay nuyu sama turando moom daa am na tudd comme man daa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Touma di la jaar di la wane ñun kontaan nañ et puis pare nañu pour accompagner sunu artiste ni Cheikh accompagner événement bi ba mu am réussite totale incha allah. waaw mu nekk ki nga xamante ne moom mooy daam moom xam naa aussi dinañ ñëwaat ci moom tuuti waaye Cheikh sa diggante ak waa Pikine secret bi lan la parce que dañoo gis bëri na artistes yi nga xamante ni jaar nañ fi peut-être mën nañu wax ne loolu ndongoloo rek la ko fi yàlla mayoon tey ñu gis dono boobu Cheikh da ko commencé récupérer lan mooy sa secret sa diggante ak waa Pikine. waa suma secret Dame du dara lu wàccee suma bopp
parce que àdduna boo rëyee rek ñàkk la gën macha allah yàlla bind nañu ñu doon taalibe nekk ay nit ñu woyof ñoo xam ne macha allah defuñ dara muy dara parce que Pikine loolu la ñu gëm fii boo leen jaay ne nii laa mel ñoom ñu jaay ne nii la ñuy mel yàlla def na ni ñuy taalibe macha allah te fii amul luñ fi mën a jaay nit ndax yàlla def na ni ñii fii lañ daan dawalee saret parce que charretier laa woon saret laa daan dawal nekk fi boucher di liggéey seeraas ah di liggéey daral kon amul leen lu ma mën a jaay waa Pikine lu dul jaay leen woyof ak taalibe loolu rek moo waral suma ni ma mel ak waa Pikine macha allah fu ma tëgg Pikine yëpp teewal ma macha allah loolu rek la te nag damay santaat yàlla bu baax ba Pikine nekkee suma ginnaaw ndax Pikine yàlla dafa def mooy nit ñoo xam ne dañoo mën a sot yàlla def na ni muy ay nit ñoo xam ne tey jii kaña Pikine bu dee xeex gaynde feneen kaña ba la waa Pikine di faral loolu rek la moo waral lii moo andi tey jii suma diggante ak waa Pikine macha allah fu ma dem ñu teewal ma ba ma tuddee ñu xuloo ba ma tuddee ñu xeex loolu la amul leneen. dégg ngeen li mu wax effectivement noonu la demee gis ngeen kuy wax ci Cheikh waxal jàmm parce que moom fu ko ñu tuddee wax ci lu ñaaw rek waa bu fekkee waa Pikine dañuy xeex ñoom mais le 3 avril ñu fas yéene sargal ki nga xamante ni moom mooy Mëxëri balaa maa wax d'abord si événement bi Cheikh sa digganteeg Mëxëri yàgg na. lu yàgg trop parce que dama wax ni daam lu yàgg lu ne dëgg la Mëxëri Fall seexu yàlla bi tey jii mën naa ne tey jii macha allah mooy suma premier manager tey jii nekkatuñu te macha allah mu ngi rafet Mëxëri plateau bu baax bu mu gis danaa Cheikh Diagne su ma diggante ak Pape Diouf suma mag suma xarit bu demee ba mel nii dëgg yi tey jii ba nice lool plateau bu mu def ñu invité ma tey jii macha allah c'est grâce à Mëxëri muy koo xam ne Pikine na ko ñor benn macha allah foowul nit la koo xamante ni ku ëmb la nit ku yaatu nit koo xamante ni tey jii boo ko xoolee si culture bi mu ngi ci boo ko xoolee si wàllu sportif mu ngi ci Mëxëri maanaam tey jii Pikine moo ko tax a jóg Pikine rek ko ñor kooku mooy Mëxëri muy sama mag na di suma xarit di ko ñaanal bés bi nga xamante ni moom ko lañ koy sargalee tey jii mën naa ne tey jii dañoo woo Etienne si guuxum sëng parce que tey jii moom dana xam ne la mu lebaloon waa Pikine danañ ko fay ba wis ko man Cheikh Diagne ak Teranga groupe ak képp ku suma nit ak suma xarit incha allahu rabi di nga teewal Mëxëri Fall si bésu le 3 boobu incha allah. kon dégg ngeen li nga xamante ni Cheikh moom la wax muy bis bi nga xamante ni actuellement nii mooy le 3 avril nga xamante ni waa Pikine ñëpp ñu ngi koy préparé nee naa la fu mu ne nii jaaykatu tissu yeeg téere fu mu ne nii kenn amatul jot fu mu ne nii waa Pikine ñëpp ñu ngi préparé bis bi nga xamante ni Cœur de Lion Events ñoom ñoo koy organisé ànd seeg ki nga xamante ni seen ki nga xamante ni seen doomu ndey la muy Cheikh Mousseigne Babacar moom mi nga xamante ni actuellement ni mi ngi yëngal banlieue bu baax a baax waaye damay ñëwaat rek ci ki nga xamante ni moom mooy sama turandoo bis bi nan nga koy waajalee yaag say mbokk ak say xarit. waaw turandoo bis bi avant tout damay njëkkee ci borom bis bi mi moom c'est un gars boo xamante ne tey bu ñu doon wax ci moom fi la ñuy fanaan parce que c'est un gars positif et puis mu mérité bis bi. parce que lépp lu ndaw Pikine di pousse wala di dugg mi ngi sa ginnaaw tu vois c'est un modèle c'est un exemplaire moo tax le 3 bi franchement jël nañ ko ak suñu xol ak bépp arme boo xam ne dañu utiliser pour le 3 bi réussir dinañ ko def ak suñuy mbokk ndax waa ji di Amary mérité na ko te bëgg naa bis boobu Pikine ñëpp lu waaye jàpp bàyyi ñëw teewal ko ba Amary xam ne li mu doon dawal Pikine li mu doon teewal Pikine tey gis na mérite bi quoi. waaw tey su ma la doon wax tey du ñu xoole bu ñu amee benn seetlu mooy tey ki nga xamante ni moom mooy woy bis bi di Cheikh nekk jeune. Cœur de Lion structure bi nga xamante ni ñoom ñoo organisé bis bi nekk jeune ki ñuy tuddee bis aussi tamit nekk jeune kon affaire bi mën nañu wax ne affaire jeunesse bi la daal. waaw affaire bi initiative bi dafa nice parce que Cœur de Lion en fait teg nañ seen action yoo xamante ne. vraiment c'est à encourager parce que soo ñëwee pour jàppale jeunesse bi yow dañ la war a encourager fooy teg sa tànk dañ si war a teg suñu tànk ak suñuy kattan si lépp. deuxième mooy Cheikh mi nga xamante ne moom day représenter Pikine léppam du ko dundal ni Pikine tu vois tey soo boolee yëpp mën naa ne la jeunesse bi ngay gisaat en retour kon jeunesse bi ngay gis si biir bis bi kon vraiment je dis que mention spéciale et je pense que retour si am ça c'est sûr et certain. dégg ngeen li nga xamante ni sama turandoo loolu la wax nee na bis bi incha allah rëcc du ci am te man mii di wax ak yéen xam naa ni rëcc du ci am parce que ki nga xamante ni moom moo fas yéene woy bis bi yàlla da koo jagleel mu am mbooloo bu takk boo xamante ni topp na si ginnaawam te waxuma la sax
du way mais dafa am affinité bi nga xamante ni dafa am digganteem ak fansam mu nekk loo xamante ni lu am importance la parce que aussi tamit comme ni ñu koy waxee rek artiste boo wàccee sa bopp rek yaakaar naa yaa moom nit ñi te Cheikh mi nga xamante ni moom lañ toogal yàlla may na ko loolu waaye Cheikh le 3 c'est une date à retenir fii ci Cité Police lan ngay préparer li nga xamante ne moom mooy waa Cité Police ak fans yi lay seetaan. waa le 3 ni ko suma xarit suma rakk Demba Gueye di waxee rek naa ma dana mel ni saraxu mango weññi danañ bari lool na effectivement du yomb parce que macha allah lépp mu ngi Pikine lépp a ngi Cité Police parce que macha allah ki nga xam ne moom laa daan woyal simb tey jii ba yàlla def tey may feegu junni yu bari muy Anina Sarr fii la dëkk muy ñeneen ak ñeneen Samba Diop di suma xarit di suma doomu ndey Demba Gueye di suma xarit affaire mën naa ne c'est nous dans nous jeunesse bi la ñoom moom bés bi tey jii bés la boo xamante ni du Cheikh Diagne du Samba Diop du kenn Pikine ñoo si war a ñëw jàpp man dama naan Pikine en fait la parce que bu jëlee bésam tey jii ne Cheikh Diagne koy tëgg muy doomu Pikine di doomu gox bi tey jii waa gox bi yëpp war a génn ñu tuddee ko it doomu gox bi muy ëmb xëri non affaire buy doy waar lay doon man mën naa ne tey jii Cœur de Lion Events dañ doon yooru mais ñu ngi soog a yat ndax du loo xam ne ñun duñu leen ko bàyyee ñoom duñu ko bàyyee lu ñu bëgg programme bi benn ñun bëgg nañ ko fukk ñun waa Teranga Family kon nekkul benn programme bu yomb incha allahu rabbi danañ ci jàpp lu ñu mën te képp ku si nit nag ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci bés bi parce que bés bi la vraiment daam yàlla xam nañ du yomb ci kàttanu yàlla. kon mbokk yee xarit yi yéen ko déggandoo dégg ngeen li nga xamante ni Cheikh la wax nee na yàlla xam na ni du yomb te man fi muy waxee xam naa ko bu baax te gëm naa ni incha allah du yomb damay bàyyi rek ki nga xamante ni moom mooy sama turando mu joxe le mot de la fin su ko defee nag Cheikh may ñu tuuti rek parce que moom macha allah xam nga moom daf ñuy daaneel te fu mu yuuxoo rek ndeysaan xam nga yaram daw sama turando ma bàyyi la nga tàggatoo. sëñ Dame man juste lu may annoncé waat pour événement bi le 3 Pikine ñu pare te xam ne le 3 bi y aura beaucoup d'innovation avec le groupe Cheikh Diagne et le groupe Teranga parce que pare nañ say innovation yoo xam ne keroog ku yéex rek en fait doo ko fekk te bëgg nañ ñëpp ñëw assister gis loolu parce que en fait c'est un jour de fête en plus veille d'indépendance mooy suñu fête d'indépendance nga xamante ne ku nekk da si war a gis sa bopp on s'en profite pour yëgal waa Pikine fépp foo waaye war a nekk lépp loo jàpp na nga ko bàyyi le 3 pour nga ñëw teew di nga gis loo xam ne mosoo gis Cheikh pare na pour indi ay prestations yoo xam ne ak beneen image bu bees boo xamante ne ku yéex doo ko fekkee waaw vraiment di ñaanal ñëpp ñu fekk ko tal ko ci jàmm ak salaam une très bonne réussite Cœur de Lion mention spéciale di souhaiter une très bonne réussite. mu nekk message bu am solo waaye Cheikh bala ma la bàyyi xam naa sûrement di nga am ñi nga xamante ne ñoom ngay gërëm nga am loo ñu may nag su ko defee ñu tàggatoo. waaw lim ñi may gërëm macha allah mooy Pikine waay parce que ku ñeme ku ne dañ laa déy te li ma doon gannaaw yàlla Pikine la di gërëm macha allah suma staff bi nga xamante ni bañ dalee ànd ak man ba léegi xàddiwuñu benn yoon dégg nañ lu ne muy metti ñuy jàpp. waaye di gërëm Samba Diop ndax kóolute bu mu am ba nee ma Cheikh Diagne yow laa bëgg a tëgaloo loolu yombul kon moom da nga koy sant di ko gërëm et di ñaanal ñëpp nag jàmm ñëpp fekkee bés bi incha allah. Simbo Njaay mer naay gaynde ngi ci diggi géew bi ku yor sa doom daam téere ko aar ko géew bi am na borome lay la laawoo Demba Gueye njoora yee ay sata Gueye lay jooy waaja dem na nii. di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ne moom mooy Cheikh mu sëñ Babacar ndeysaan nee naa la saa yu yuuxoo rek yaram daw parce que loolu la ko yàlla may macha allah mu nekk lu am solo waaye ni ñuy def rek comme ni ngeen ko xamee dañuy jëlaat yeneen ñaari invité soo ko tëj nag émission bi nag muy spécial sargal ma xëri fii ci Pikine kon du yomb. sama na baat no ñu fee buur ba la moona mami soog. boo koy xarit yi gis ngeen fi nga xamante ni foofu la Cheikh dugalee ki nga xamante ne moom mooy moom mooy Aynina Sarr moom yaakaar naa turam wër na àdduna parce que bu ne Aynina Sarr yaakaar naa bokk na si jeunes yi nga xamante ni après génération ñoom Pape Ngom ñoom Sadio bokk na si jeune bi nga xamante ni moom lañ gënoon ràññee ci wàllu simb mu nekk koo xamante ni vraiment Cœur de Lion Events moom aussi tamit bon digganteem ak Cœur de Lion Events mu nekk diggante bu yàgg mu nekk aussi diggante boo xamante ni diggante bu dëgg la dañ koy bàyyi rek mu nuyoog téléspectateurs yi ñuy seetaan su ko defee nañu am waxtaan bu ndaw moom soo nag tëj tey li nga xamante ne moom mooy spécial sargal ama xëri ay ñu ngi lay nuyu. Dame maa ngi lay fay di la wax kontaan naa trop vraiment si bisu tay bi
parce que lu tax moo ko jëkk ko kontaan mooy fii ñu nekk muy Pikine rawatina suñu koñ ma jàkkaarloo ak sama frère sama xarit muy yow mi daam te xam ni vraiment lii nii dañ lay ñaanal yàlla defal la lu kawe sa njottu yàlla lafal la cet dimbali la jàppale la waaw di la ñaanal daal kontaan nañ trop sama ñaari waajur bon daam yow moom balaa may wax dara damay wax kontaan naa ndax li tax ma kontaan mooy tey ma jàkkaarloo ak sama rakk sama xarit muy yow daam nga dëkk Pikine nekk xale ba pare gëm sa bopp ndax lii wane na ko tey di la ñaanal nag di la ñaanal bu baax a baax a baax boo xamante ni yàlla da la yàlla defal si liggéey bi lu kawe sa njortu di la kontaan nañ trop ngir li ngay ñëw fekk ñu fii si Pikine ndax xam nga ni Pikine tey amuñu lu dul Pikine ñun amuñu lu dul Pikine kon nag lépp lu ñuy def rek ci Pikine wala liñ diñu ko defal ci Pikine rek dañ ciy kontaan rawatina nag ñu nekk suñu koñ muy Cité Police waaw di organiser fête bi nga xamante ne mooy 3 avril fête indépendance boo xam ne daan nañ ko fi def daan nañ ko def ay jamono mais defatuñ ko waaye nag kon dañu ko doon defatuñ ko ñun waa Pikine dëkk Pikine juddoo Pikine yaroo Pikine ñu ne nag nañ jël suñu initiative bopp di ko defal suñu bopp buñ ci xaar kenn looloo waral lii ñu ànd di gërëm tamit ñi nga àndal muy mooy caméraman bi ak photographe bi ñu ngi leen di gërëm ak télé bi IM télé parce que Cheikh Diagne wax na ko sànq mooy caat moo mujjee juddu jaaxal gaañ yi te effectivement dëgg la ñun dañuy sot duñ ko nëbb bu yow lañ am daam nga dëkk si koñ bi di liggéey si benn télé IM TV kon duñ def lu dul ñun IM TV la ñuy seetaan guddi ak bëccëg di leen ñaanal yàlla ci kanam ci kaw ci lu baax di kontaan sa gars yi nag kontaan si ñëpp vraiment kontaan nañu. jërëjëf mbokk yi xarit yi mu nekkoon ki nga xamante ni moom mooy Aynina moom aussi nekk ki nga xamante ni yaana kenn dootu ko présenté parce que moom yaana simb bu demaatee ba am valeur rek moom joué na ci rôle bu am solo ñu koy jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal mbokk yi xarit yi tey fi nga xamante ni tey moom mooy fi nga xamante ni ñoom fi lañ ñëwoon tey muy waa Pikine ñu leen di remercier bu baax a baax li ñuy wax nag naan Pikine dañuy sot dëgg la nag parce que boo xoolee événement bi ki ko organisé Pikine la dëkk ki ngay way Pikine la dëkk parrain bi Pikine la dëkk mu nekk loo xamante ni lu am solo fa lay jaar rek di nuyu nag sama xarit yi nga xamante ni saa su nekk ñoom ñooy nekk di nuyu ki nga xamante ni moom mooy Aynina di nuyu Bas moom mi nga xamante ni sama doomu nday la yàgg na mooy nuyu ki nga xamante ne moom mooy Baba Ndoye ñooñu maa ngi ñoom dañoo yàgg lool Bas Baba Ndoye dama leen di remercier bu baax a baax ci ànd bi ni mu sincère waaye damay nuyu ki nga xamante ne moom mooy Bàcc Sok Umu Ndiaye ñoom Mansour ñoom Ndiaye ñoom ñëpp dama leen di nuyu di leen remercier bu baax a baax ñoom chaque jour ñu ñooy toog ñooy nekk di naanandoo ataaya waaye du ma fàtte ki nga xamante ne moom mooy Mami Sok sama téer bi moom aussi dama koy remercier bu baax a baax di nuyu nag tey ki nga xamante ne moo nekkoon si cadrage bi muy waagaan ak ki nga xamante ne moo nekkoon si réalisation muy Ousseynou nekkoon aussi tamit si li nga xamante ne moom moo ñu doon photo également le 3 avril incha allah si la ñuy sargal ki nga xamante ne moom mooy ëma xëri ma leen jox dig daje rek ba beneen yoon incha allah ciao